jafe-jafe mbay jeex na bay mu yàqu jeex na bay xorom sonal la jeex na ak produit yi nga xamante ni moom moo di Farmgel Farmsal wala Capaz produit bi nga xamante ni di Farmsal di xeex lépp lu jëm ci wàllu xorom rawatina nag suuf soo xamante ne dafa wër xorom ba mu fees dell loolee di sàmm gàncax gi ba li nga xamante ni moo di xorom si du ko sonal moo xam muy ceeb wala muy maraîchage waaye beneen produit bi nga xamante ni moom moo di Farmgel di xeex nag lépp loo xamante ni dafa nekk wàllu attaque wala nag di sonal li nga xamante ni moom moo di gàncax gi ci wàllu li nga xamante ni moom moo di maraîchage xoolal Capaz nag di produit bi nga xamante ne day naatal lépp lu jëm ci wàllu mbayu maraîchage moo xam muy tomate kaani wala poivron ak yeneen yu ni mel dawal gaaw nga seeti ji ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Sénégal Investment nekkee ci Ross Béthio ci route nationale numéro 2 su fekkente ne yaa ngi jóge Richard Toll da ngay romb garage Mbundoom waaye nag soo jógee Saint-Louis da ngay jëm ci nga xamante ni moom moo di garage Mbundoom dawal gaaw nga laajte ana sekk cay kii. jërëjëf mbokk yi ñuy teewlu ci wàllu digital news ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di leen dalal encore une fois ci beneen émission bi nga xamante ni moom moo di leader du futur nag comme ni ma koy waxee bis bu nekk moom moo di émission bi nga xamante ni ci la ñuy dalal ndaw ñi nga xamante ni yaakaar nañ leen ci ëllëg ndaw ñi nga xamante ni yaakaar nañ leen ngir tabax gox yi waaye ngir tabax réewum Sénégal noonee tey ñu ñëw ci commune bu Diama dalal fa beneen ndaw loo xamante ni mi ngi nekk ci parti bi nga xamante ni moom moo di Alliance pour la République ndaw loo xamante ni également mi ngi ci keppaaru maire bi nga xamante ni moom moo di El Hadj Oumar Sow di maire de la commune de Diama muy Pape Ibrahima Diop monsieur Diop maa ngi lay nuyu. waaw ça va Oumar ñu ngi lay ziar di kontaan trop tey ci émission bi comme ni nga ko waxee. voilà di fàttali ni yow mi enseignant de formation nga professeur nga ca lycée bu Ross Béthio mais également bokk nga ci membre yi nga xamante ni teel nañu bokk ci parti bi nga xamante ni moom moo di Alliance pour la République mais également nga nekk coordonnateur des jeunes ci mouvement bi nga xamante ni moom moo di Jamala bokk faree ci zone bu Tàkk Gagne mais également nga di lieutenant bu maire bi di El Hadj Oumar Sow jamono yi commune bi nga xamante ni moo di commune Diama actualité politique bi dominé na ko bu baax a baax li ci gën a fës ñu jàpp ci candidature maire Oumar Sow bi nga xamante ne déclaré na ko nan nga jàngatee démarche bi. waaw jërëjëf Oumar ñu ngi kontaan trop ci question bi ñu posé dañuy sawar trop tontu ci parce que buñ ne commune Diama ñu wax El Hadj Oumar Sow ñu dañ ciy sawar tontu surtout ci li nga wax léegi muy wàllu candidature la candidature du maire mu nekk candidature boo xamante ni. mën naa ni moom sax demandé wu ko mais askan bi ñoo ko soxla parce que le maire il a montré ses preuves nekkul maire boo xamante ni tey la commencé ci politique nekkul maire boo xamante ni aussi maire importé la parce que dafa yàgg liggéeyal Diama dafa yàgg liggéey sax si wàllu avant commune Diama di sosu kon kooku yaakaar naan tey kenn mënu ko naatamle waaw kon bu ñu waxee candidature am yaakaar naa ni loolu amul luñ ci sikk sàkk tey amul luñ ci sikk sàkk parce que da nga ko def d'une manière globale tey boo ma doon jox particulièrement et précisément yan point ñoo tax le maire war a annoncer tey sa candidature à ce moment même alors que war na am au moins des concertations préalables. waaw moom candidature am dafa nekk candidature boo xamante ni bu am solo xëy na nee nga war na def concertation mais koo xamante ni tey yow yaa nekkoon le maire sortant yaakaar naa ni boo liggéey bu am solo kooku yaakaar naa jarul sax koy concerté wu kenn sa candidature day nekk candidature boo xamante ni bu naturel la rawatina El Hadj Oumar Sow parce que dafa liggéey ci commune Diama liggéey boo xamante ni bu mucc ay kon tey ñi naan dafa war a concerté wu lii wala lee ñooñu dañu xamul kon man je pense que moom mooy le candidat naturel comme ni ko ñëpp a gisee ni ko askan bi gisee ñeneen ñi nag am nañu droit wax comme li may dégg des fois ci réseaux sociaux yi naan dafa war a concerté wu lii wala lee mais moom c'est le coordonnateur de l'APR ici dans la commune de Diama. effectivement coordonnateur de l'APR dans la commune de Diama loolu moo tax déjà moom mu war a concerté et je pense que ni concertation bi voilà war na gën a ubbeeku war na gën a yaatu parce que tamit gis nañu ci beneen wàll wi donte dinañu ñëw sax ñoom ci seen démarche du yàgg mais pour wax leen ni la bari nañ ñoo xamante ne njabootu APR lañ ñu ngi ci beneen yoon
tey jii nanguluñ ko est-ce que en quelque sorte par rapport à cette démarche là. waaw ñooñu bu ñu waxee concertation monsieur le maire concerté wu nag ñu war a concerté wu maanaam concertation bi def na kat ak njabootam. mais xëy na am na ñoo xamante ni ñu ngi ci biir APR dans la localité xëy na ñoom dañu amee neneen nu ñu gisee. mais maire lépp lu muy def rek moom concertation la gis. mais nee nga mooy coordonnateur APR kon képp ku bokk ci APR njabootam nga war a doon. njabootam nga. waaw njabootam nga waaye bu fekkee da nga nekk njaboot boo xamante ne da ngaa wane ginnaaw. même daan la woo doo ñëw. boo ñëwulee nga ni kenn woowu. man je pense que loolu kenn mënu wax ci yow dara. maire lépp loo xamante ni da koy def. comme ni mu la ko waxee léegi. dina concerté wu njabootam. mais nag njaboot boo xamante ni nag bëggoo ñëw wala buñ la woowee doo ñëw man ñooñu xaw ma ci ñoom dara. ndax amul démarche bu mu war a jël moom it aussi voilà politique la ñu nekk et c'est la politique communautaire c'est l'aspect local quoi. waaw loolu comme ni ma la ko waxee léegi rek ñi nga xamante ni ñoo nekk ci côté opposition bi ñu bokk parti bi ñooñu dama leen di jox cër lool waaye loolu ñuy wax naan maire concerté ak ñoom wala concerté ak ñoom xëy na seen gis-gis la wala ci côté local bi xëy na ñoom ànduñoo ak maire wala dañu bëgg a tur moo tax ñuy génn di wax ndax boo bëggee tur wala nga bëgg leneen lu ne daa ci jaar daa waxee nu la neex waaye teewul dëgg gi moom mi ngi fi rek waaw képp ku bëgg a gis dëgg rek daa ko gis waaye ku bëgg gis leneen daa gis leneen. am na ñu gis ni tey jii nii à l'heure actuelle maire dafa yàgg te li ñuy xaar mu def ka fi defu ka fi gestion bi baaxul au plan social bilan bi ça laisse à voir sur beaucoup de choses bari na ay critiques yu tegu ci kawam est-ce que ku mel noonu tey war na poser waat candidature rien que pour son honneur. waaw loolu lu ñu wax noonu ñëpp wax nañ ko te damay wax benn wax rek wolof Njaay leen dafa ne lu yàgg rek dëgg la lu yàgg dëgg la mooy maanaam dafa wane ay preuves donc là c'est la logique bu ñu demee ci logique yow ngay def benn mbir ba yàgg ji nit ñi naan la wax dëgg yàlla yow de doy nga ni ci loolu kon man li ma lay wax mooy lu mu yàgg waaye lu yàgg rek dëgg la parce que dafa wane ay preuve am wane wu ko sax ci commune dëkk wane lu jiitu ca Ross Béthio ñiit ronk un peu partout ba tey ba mu ñëw jama man yaakaar naa ni ku daan jiite gox yu gën a yaatu yooyu tey boo ñëwee ci jama dafa mbir mi day gën a yomb te tamit nañu xam ni commune Diama commune bu yaatu la te aussi c'est une commune rurale nekkul commune boo xamante ne dafa mel na Ross Béthio wala yeneen communes yi dafa nekk commune boo xamante ne ay gox yu bëri ñoo ko ngànk mën naa ni 5 zones la am na Débit Tiguet am na Takgañ am na Yalaar am na Mbundoom am na zone Teñal bi mu nekk commune boo xamante ni dafa yaatu te maire yaakaar naa ni moom amul benn zone boo xamante ne rek tey des na ginnaaw wala soofantal na ko zone boo gis zone boo tey boo fëgg tey dina la maire def na ko wàccuwaay kon li may wax rek moom mooy lu yàgg dëgg la te moom tamit dina amaat beneen point boo xam te dinaa ko wax le maire n'est pas un maire importé moom dafa nekk maire boo xam dafa nekk ci gox bi dëkk ci àll bi dëkk ak nit ñi dëkk ak baykat yi xam ay problèmes yi ñuy dund di ànd ak ñoom nag waaw ñu xam ne ñëpp xam na ni commune rurale nekkul commune yoo xamante ni yenn budget yi am nañ ko te moom ñëpp xam na ni budget bi tey buñ ko dee voté dañ koy génne ñu xam ne budget bi fii la toll mais xam nañu tey commune Diama li mu soxla budget bi mënul soxla 1/3 kon leen ci dooleeku lépp moom en personne si baaxam ak tàlleem moom mooy jël ci poosam def ci commune wala ko am ku mel noonu yaakaar naa ni waroo ko soofantal wala da nga ko war a yëkkati ca kaw jàppale ko képp koo xamante ni yaa ngi ci commune bi tey ndax ñun dañu am maire boo xamante ni moom dafa tëddee njaaxanaay te képp ku bëgg a dugg ci commune bi ñëw pour jàpp ci liggéey bi daf naan la ñëwal ndax loolu moom mooy njiit nekkul maire boo xamante ni daf naan kii dama koy écarté wala déet ñi nga xamante ne sax dama leen di dégg tey ñoo ngi yóoku nekk ci ay xaw ma lu ñu koy waxee xaw ma coalition lan naxa sa xunda ñooñu dama leen di wax kaay leen ngeen liggéey maa ngi fay gis ay ñoo xamante ne xëy na ñu ngi woon ci gouvernement bi wala Macky Sall doon na leen jënd liggéey dama leen wax tey mooy le lion de la commune de Diama est là te pare na pour jàppale leen El Hadj Omar Sow te mooy El Hadj Omar Sow ñooñu nga xam ne ni jooy tey wala ñoo ngi dem di rallier ci ay coalitions yi kenn xamul te ay autorité lañu te kenn xamewu leen sax si politique su ngeen gisee ñu wax sax dañ xam ne ñii duñ ay politiciens mën naa jël sama benn exemple sama mag ñu koy wax Mbaye Diop nekkoon na DG daawul politique tey mu ñëw bëgg a samp ndëndam naan day politique li ma koy wax daal mooy dem naa non dafa ni woon moom du def politique
parce que ku mel na man dama ko daan wax ñëwal nga dugg ci politique bi mu ni moom du ma politicien mais tey si tey ñëw na neen day politique dégg naa ko keroog mu nekk une surprise bu mag ci man waaye lu nga xamal daal mooy doo politicien wala da ngay politique si APR nga bokk te leader nga ñëwal nga jàpp ci ginnaaw nga topp ci ginnaaw El Hadj Omar Sow li nga bëgg daakam kooku moom loolu laa koy wax waaye ñeneen ñi si des nag xam nañ leen ñooñu si ñun la ñu far ci maire la ñu far maire mën na leen cadré bu baax a baax ndax den ñii ay conseil lañu ñii ñu ngi woon ci biir équipe municipale bi xëy na am na lu ñu bëgg waaw bu ñu nax askan bi da nga jàppoon dañuy chantage waaw dañuy chantage rek ndax am na si ñoo xam ne boo dégg seen discours parce que junj doy na borom xel te nit ñi tamit booy wax waxay làmmiñ nay wax waaye noo koy dégg bu ñuy wax da ngay xam ne ñii wax ci am na fu mu jëm waaw te ñooñu man dama leen di jàppe am na si ñoo xam ne dama leen di jàpp comme ay caméléon rek bu tey ñi ngi fii fu ñu dem rek ànd ak waaye sa waay caméléon rëy na di ay caméléon lañu mooy liy wolof di wax kakataar kakataar waaw ay kakataar lañu ñoom daal man loolu laa leen mën tudde bu tey ñi ngi fii bu subaa ñi ngi fële bu ginnaaw subaa ñi ngi fële kon day dem ba mujj askan bi ñooñu da leen di jaaxal te naan ñi man xamoo ban genre nit lañu te nit booy nekk si dara da nga am gëm-gëm te ñu mel na ñun dañuy nangu toppee waaye ñoom seen loolu seen kuréel googu ñu nas xamul nu mu tudd man dama jàpp ni ku nekk rek da nga bëgg a jiite dinañ ci ñëw léegi mais nag li mu leen di wax daal moom mooy ñëw leen ngeen topp ci ginnaaw El Hadj Omar Sow li ngeen bëgg daa ngeen ko am lépp li ngeen bëgg ci politique daa ngeen ko am te ngeen moytu wax ju ñaaw ji ñëw liggéey macha allah dinañ ci ñëw léegi mbokk yi di fàttali ni yéen a ngi ñuy topp ci wàllu digital news ak émission bi nga xamante ni moom moo di leader du futur ni ma koy waxee rek moom moo di émission bi nga xamante ni moom moo di dalal ndaw ñi tey ñu am mbégte di dalal ki nga xamante ni moom moo di Pape Ibrahima Diop bokk ci keppaaru ki nga xamante ni moom moo di El Hadj Omar Sow fare ci parti bi nga xamante ni moom moo di Alliance pour la République monsieur Diop yaa ngi may wax gaynde gi El Hadj Omar Sow ni gaynde la bàkk nga ka kañ nga ka wan nga ni c'est le candidat idéal mais ban bilan le poser concrètement ba tax nga war moo mën a wax c'est le candidat idéal problème santé mi ngi fi problème éducation mi ngi fi problème sport mi ngi fi problème social mi ngi fi jeunesse bi et cetera emploi et cetera bare na lan la def lu tax nga war ma la poser ni c'est le candidat idéal waaw jërëjëf Oumar li ngay wax noonu parce que bu ne c'est le candidat naturel bu ñuy basé wu ci lenn rek la ñu mën a référé wu moom mooy bilan parce que li nit ñi amee yow confiance ba falaat la moom mooy ci li nga liggéey te moom dafa nekk koo xamante ni dafa yàgg liggéeyu rek ni commune Diamaguène yi dafa yàgg di liggéey ba ñu tey def na fi 26 ans kooku c'est une preuve dafa nekk loo xamante ni lu leer la mu tekk ci table kon bu ñu ñëwee tey ci wàllu bilan ci commune Diama li may wax naan weddi gis bokk ci te am na loo xamante ni ñun dund nañu tax moom boo ñëwee tey ci wàllu li gën a jafe tey ci commune Diama moom mooy xëyu ndaw yi mooy côté emploi des jeunes te loolu daf ci bay waaram mooy maanaam toujours moom fu muy toog mooy maanaam nu may def ba sama ndaw liggéey nu may def ba sama ndaw duñu dem ci émigration di dem ci réewu tuga yi di fa sacrifier seen bopp kon loolu dafa nekkul am solo ndax boo ñëwee tey am na multinationales yi fi nekk boo ñëwee ñu ngi jël des milliers de jeunes boo fa demee tey jigéen ñi daan am ay problème pour mottali seen dépense ñoo nga fay xëy bu leen seen jëkkër joxee ñoom ñu def bu leen seen jëkkër joxul ñu defal seen bopp ñu ngi defal seen ay néeg ñii ñu ngi jënd seen ay lal ñii ñu ngi defal seen ay kër bu mu rafet di mottali seen dépense boo demee tey je prends l'exemple de la SCL boo fa demee foofu tey les boutiques sont fonctionnelles les mosquées sont fonctionnelles nga dem fa tey boo fa gisee ñaata oto ñoo fay gaare transporteurs yi sax léegi ñu ngi ciy jariñu parce que seen oto yi ñu ngi xëy loolu dafa nekk kon lu am solo kon li ma la mën a wax ci secteur boobu nekk na secteur bu am solo nga ñëw ci wàllu santé je prends l'exemple de la Covid-19 gis na liñ fi def te tey si tey bu ñu nekkee ci Covid-19 bi naam am na ñoo xamante ni ay opposants lañu ñu ànd ak ñoom di liggéey ñooñu gàcce ngalaama maa ngi leen di gërëm di leen sant mais am na si ñoo xamante ni tey ñu ngi fi nekk ñoom balaa ñu leen di gis rek ay élection jege si mais bu élection passé kenn du leen gis defaluñu dara seen askan ñoom daal lenn la ñu mën élection jege si na ñu ñëw taxaw di sonal nit ñi te askan bi fu mu soxlaa nit ñi moom mooy bu gars yi nekkee ci ay tool kon man daal maa ngi wax gàcce ngalaama ci côté Covid-19 bi def nañ fi lu mucc ay te balaay kenn naan naam maire mooy njëkk a génne une somme bu am solo plus de 4 millions teg ci table bi ñeen ñi ci dugal seen loxo mu woo yeneen entreprise yi ku nekk nga ñëw dugal sa loxo ba tey ñu xeex Covid-19 bi ba tey gis ngeen ba fu mu agsi commune Diama macha allah. monsieur Diop yaa ngi wax si wàllu santé bi ak effort yi nga xamante ne maire def na ko ci wàllu Covid bi wax na nga li mu def ci wàllu
intervention rapide bi 4 millions yu mel noonu luwe nga ko mais jàpp nga ni ndax loolu kese mooy santé. waaw loolu kese du santé mais loolu dafa maanaam wàllu Covid dafa nekkoon loo urgent mu marqué fay empreinte mais amul foofu boo ñëwee tey commune Diama wàllu santé gis nañu tey poste de santé yu bëri ñu ngi fonctionnel boo ñëwee naam xëy na kenn mënu def lépp mais l'essentiel ci wàllu santé yaakaar naa waa commune Diama jooy ñu ko te ñun commune Diama dafa nekk une partie boo xamante ni dafa nekk une rayon faible par rapport à l'hôpital régional de Saint-Louis loolu tamit buñu ko fàtte mais fépp foo xamante ni war naa poste de santé ñu ngi fonctionner yeneen projet yoo xamante ni dëkk yoo xamante ni war nañ am poste de santé yooyu tamit mi ngi nekk en cours mun ñu wax pareegul mais mi ngi nekk en cours te incha allah dans les jours à venir daana gis ni tey fépp foo xamante ni point focal boo xam ne war na am poste de santé daañ ko fa def. bilan bi wax nga ko ci santé rek nga laalagum des ma lay fàttali wax nga aussi tamit ci wàllu emploi des jeunes li ngeen ci généré à travers indirectement par multinationalisme même su fekkente ne war ngeen gën a convaincre à ce niveau mais ci yeneen côté yi au plan social tey assistance bi population bi jafe-jafe yi nekkee wàllu mbënd mi et cetera bari na jafe-jafe de. waaw loolu moom nekk na loo xamante ni muy côté social dama ci sawar a wax parce que côté social dafa nekk loo xam ne comme nu ko tuddee rek nekk moom maire loolu wàllu social dafa ko tuddee domaine d'urgence dafa nekk loo xamante ni moom du xaar fépp fu ñu ko woowee rek moom ci wàllu social da ciy taxaw bon naa jël exemple lu mel na yenn activités yoo xamante ni surtout les activités nawetaan mooy parrainage yi fu ñu ko woo képp ku ko mën parrain ak foo mën a nekk ak parti boo mën a nekk xool ci moom nga far wala faroo ci moom day ñëw jàppale la jël xaalis jox la muy wàllu ngay am lenn loo xam da nga koy defar nga ni par exemple dama am lu ma bëgg a àggale wala je dois construire ceci wala dama am problème urgence wala dama am malade yooyu du ko mas a négliger te yaakaar naa nit ñi ñoo ko waxal seen bopp boo ñëwee ci wàllu cadre de vie comme par exemple ñu ngi ci nawet nii gis nañ ni tey am na sunu zone yoo xam te ne comme ni nga ko waxoon sax comme jëm dafa am ay zone yoo xam te ni dañoo xaw a roxee je prends l'exemple de Débitiguet daaw ci inondation yi amoon nañu benn problème boo xamante ni vraiment gars yi seenu woon ni maire en tant que responsable ak ni mu nekk dana ñëw foofu waaye bi waa Débitiguet yuuxoo dafa ni ak nu mu mën a nekk ak quelque soit alpha man damay dem foofu assister sama njaboot parce que man sama njaboot yëpp laa yemale boobu sax tungoon du teew ñuy nataal parce que boobu yéen waa Waal digital yéen àndoon ak moom def na 2 heures de temps ci pirogue jaar ci ndox mi dem ba Débitiguet sol ay botam wàcc ànd ak askan bi ànd ak ñoom seen ay problème saafara jox leen xaalis waaw taxawu leen vraiment ba mbir moomu saafara waaw kon loolu yaakaar naa ni ci wàllu cadre de vie ak ci wàllu social lu ne la ciy def lu ma ci wax rek am naa lu ma ci bàyyi waaw. ba tey bilan bi yaa ngi wax nga cadre de vie Sawañ aussi. yoon wi amoon na dagg-dagg. effectivement c'est vrai que même bu fekkente ne la commune de Diama c'est pas une zone entièrement inondable mais quand même am na ay zones yoo xamante ni vraiment dañuy souffrir. am na ci zone yoo xamante ni dama jël par exemple Débitiguet mais Sawañ nekk na zone boo xamante ni daaw moom it ci même instance dafa di waa Sawañ yoo xoo dafa ñëw ànd ak ñoom nit ñu nekk fa ak moom ci boppam en personne dafa dagg ay activité bi 2 jours mu ànd ak population bi defaral leen yoon sëkkal leen ba waa Sawañ kontaan mu dem yemul foofu tamit ñëw na si zone tàggañ ñëw na par exemple dëkk bu mel ne ci leen aussi ba seen dëkk bi amee ndox dafa ñëw ànd ak ñoom ñu wax la ñuy soxla temps la ñuy soxla mu jox leen ñu pompe ndox mi génne ak feneen kon ku mel noonu yaakaar naa ni jafe na waaw am na tamit mën naa ñëw aussi si côté éducation ndax bilan bi yaakaar naa ni li mu ci def dafa bare dafa yaatu te li ma lay wax rek lu ma ci wax dama am lu ma ci bàyyi mais côté éducation dafa nekk aussi beneen côté boo xamante ni mën naa ci wax lu bare en tant que professeur donc mu nekk loo xamante ni lépp lu mu ciy def rek daf ñu ciy boole ci wàllu éducation parce que dañ ko ciy jàppale parce que noonu moom mooy liggéey te dafa nekk maire boo xamante ni amul complexe lépp lu muy def day woo ñi nga xamante ni wàll woowu xarañ nañ ci mu ànd ak ñoom ni leen jël leen liggéey bi ngeen def ko te chaque année day jël plus de 5 millions def ko ci wàllu fourniture scolaire mu nekk loo xamante ni lu opposition bi sax dañu saluer loolu ci wàllu éducation yamul foofu yamul ci élémentaire mu ñëw ci moyen secondaire chaque année aussi bu fekkee dañuy def les examens BFEM entrant en 6e bac da ciy participer je prends par exemple l'exemple de la zone de Tàggañ année yi yëpp man mën naa ko témoin
day jël xaalis jox élèves yi ñu leen di transporter sur ci côté ci Covid bi lépp loo xamante ni xale yi soxla nañ ko rek ci période examen bi daf leen koy defal comme mat sëkk kon yaakaar naa ni côté éducation moom def na ko 200%. bare na loo wax loo xamante ni yaa ngi tressé le laurier de ton mentor sa mère yaa ngi koy bàkk mais mu mel na que tamit taxul problème yi jeex gis nañu jamono yi ñu ngeen génne benn bus boo xamante ne xaw na fi yàgg te bari na coow lu ci laxasu woon wane ko jaarale ko ci quelques zones xawul nuru tentamar tuuti. waaw non bis boobu dafa nekk bis boo xamante ni askan yëpp xam nañ fu mu jógee parce que bis boobu Ferte Massé ñoo koy jox commune Diama voilà bi mu ñëwee nag. kenn ci seen adversaire yi liggéey ci lu am solo moom it ba ngeen def ci bis bi. waaw kooku du sax suñu adversaire parce que si ñun la bokk ba léegi parce que c'est un conseil municipal bilan damay def nii moom daf ci am wàll parce que il était donc le président de la commission éducation kon kooku moom tey je pense que li ñuy def nii moom daf ci am wàll bu ñu demee bay dressé bilan moom dafay ñëw toog moom muy moom ak ay moromam. moo tax kon lu mu leen di wax rek ñooñu man jàppee ma leen comme ay adversaire dañ leen jàppee comme ñi nga xamante ni rek suñu biir lañu nekk waaw xëy na bon ay caméléon lañu certes mais suñu biir lañu nekk mais li mu leen di wax mooy daan ko féliciter certes ci liggéey boobu mu def waaye liggéey bi mu def nag lépp maire la parce que maire moo ko yebal mu dem foofu indi bis bi lépp maire la moom dafa nekkoon rek ndaw la ñu yónni moom ak Birame Ndiaye. mais pourquoi bu baaxee lépp maire la bu safaanoo ñeneen ñi la. waaw non duñu bu baaxee lépp maire la maire c'est-à-dire que lu mu def rek ñu teg ci baaraam ñun dañ koy wax bu dee tamit am na loo xam dañ ko war a mottali ñun dañ ciy d'accord ñun ay démocrate lañu par exemple bu ne lii def nañ ko ñu d'accord ne lii def nañ ko bu ne lii am na lu des te naan lii am na lu des lu mat sëkk loolu yàlla rek moo ko mën waaw même keneen kuy ñëw mu yàlla xam même le bu ñu jëlee le Sénégal muy beneen dëkk on ne peut pas tout faire. di fàttali ni ñoo ngi ci leader du futur émission bi nag ñu ciy ànd ak suñu benn partenaire bi nga xamante ni moom moo di Sénégal Investment di jaay ay produits yoo xamante ni ay produits agricoles la ay engrais foliaire yoo xamante ni moo jëm ci diggante Farmsal Farmgel ak Capaz mu di ay produits yoo xamante ni am na solo baax lool ci mbay mi parce que ñi nga xamante ni jotagum nañ ko testé wane nañu résultats yi kon di leen wax ni moom mooy suñu partenaire su ngeen ko soxlaa mën ngeen dem fi nga xamante ni moom moo di ci Ross Béthio ci wetu garage Moundoom en face de la route nationale numéro 2 su ngeen fa demee laajte sec wala ngeen laajte kiy jaay engrais foliaire yi Farmsal wala Capaz dinañ leen ko laaj dinañ leen ko wan kon moom moo di suñu partenaire ci émission bi nga xamante ni moom la ñuy taxawal moom moo di leader du futur ñu ci dara ndaw ñi waaye monsieur Diop voilà yaa ngi wax di toucher lu bari ñi nga xamante ne ñoom ñoo di seen adversaire tey gis nañu boo waxee ci wàllu bis bi am koy raay mu mel nag en l'occurrence vous parlez de Pape Makhtar Diop mi nga xamante ne moom moo nekkoon président commission éducation moom yaa ngi wax ni dafa war a bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy défendre seen bilan alors que il est parmi les premiers à critiquer votre bilan est-ce que en quelque sorte moment loolu aussi du am voilà genre incohérence waaw loolu comme ni nga ko waxee rek yow bu fekkee yow da ngaa bokk ci équipe municipale bi ba pare doon fa amoon fa ndombal tànk nga xëy daal di demal sa bopp kon je pense que te nga def fa 5 ans xëy dem boo ñëwee di wax loolu day jaaxal askan bi parce que dafay mel ne da ngay ñëw ni waaw ba pare suba nga ni déet bu boobaa yow askan bi bon yow da ngay wax nii rek gars yi di la déglu mais duñ la considéré parce que dañ daan kii nan la fay nekkee ba pare ñëw génnaa di critiquer te démb bon yaa ngi fi audio yaa ngi fi ñu gardé démb da nga daan ñëw di tàgg di wax lii ak lee tey boo nee lii da nga jaaxal nit ñi. mais c'est l'art de la politique parce que su demee ba gisatul li mu gisoon mais c'est normal mu voilà qu'il tourne le dos wane ni aussi li mu gis moo ko doyul moo tax mu bàyyi c'est normal. non gis na lu ko doy ba mu fa nekkee liggéey bi ko maire daan sant mi ngi ko daan def xaw ma nag lu ko détourné. mais su demee ba gisatul lu ko détourné moom moo nga xam. ah ñun tamit ñu ngi koy teg si yoon ñun lu ñu def mooy dañ koy bàyyi rek mais heure bu bëggee ñëw ñun daañu wax ubbil bunte yi mu ñëw. kon jàpp ngeen ni tey jii war na mën a ñëwaat fii moom loolu la bëgg ah bëgg ñëwaat moo waral muy ngal-ngali rek di wax. li nga wax ni garaaw na de ba Mokhtar dafa bëgg ñëwaat ci yéen. dafa bëgg ñëwaat ci ñun Umar. looloo ko waral parce que làmb na fu nekk dem na fu ne dem na ci ay Makhtar si seen làmb tey amatul dara. amatul dara te bon xam nga politique moo dundee noonu lépp looy wax rek da nga ciy xool sa axulaay taala
parce que xëy na budul dara sax ñun ay mbokk lañu. daañu waxante lu rafet. waaye politique lépp loo ci def rek soo daal ëllëg. mais bu fekkee da ngay wax lu ñaaw te ka ngay wax lu ñaaw. moo la indi fi nga nekk tey. yaakaar naa ni loolu lu doy waar la. monsieur Diop tey gis nañu ni ngeen tabaxee candidature le maire en tout cas yéen ñi ànd ak moom yéen a ngi koy bàkk yéen a ngi koy rafetal yéen a ngi koy jekk-jekkal mais ñan ñu ànd ak moom ñu bokkul ak yéen APR parce que tey voilà le président de la République Benno Bokk Yaakaar lay wax et la majorité élargie yéen dafa mel na que majorité élargie àndul ak yéen bu ngeen di taxawal lool. ñi ànd ak ñun bare nañu. ñi ànd ak maire nekk nañu vraiment ñoo xamante ni maa ngi leen di gërëm di leen sant mën naa ci lim ñu mel waa PLD. donc dirigé par Alassane Diop ñu koy wax Bàcc. am na aussi waa AFP. ak mouvement de soutien yu bare ñu ngi topp ci ginnaaw maire. mën naa ni tey ñi nga xamante ñoom ñoo topp ci ginnaaw maire nekk yeneen parti yi kenn ki ci gën a faible. moom moo mën le meilleur là-bas dans l'autre coalition. déet waay sama wàcc. waaw kooku moom man maa la ko wax. kooku man maa la ko wax. moo tax souvent man du ma bëgg a tudd seen tur yi. seen turu coalition boobu. man damay jàpp ni coalition cuune rek la. waaw parce que na fa nekk ñëpp ay cuune lañu. te ku ci nekk aussi da nga bëgg am tur. bëgg ñu lay dégg. moo tax dégg naa démb ñu ngi doon def rassemblement bon xam nga dañu doon woote xam ñu doon def. justement dañu doon lancer les assises de la commune de Diama et d'ailleurs ci biir loolu ils en ont profité décrier démarche maire jàpp nañ ni c'est une démarche solitaire. moom la ak njabootam kese wala moom la ak ay jege ñaaleem et que ni mu tabaxee la candidature ni mu waxee ni tey moom mooy le candidat de Benno Bokk Yaakaar ñoom rafetlu wuñ ko et d'ailleurs kalaame nañ ko le président Macky Sall mu mel naka ñoom it aussi ñu ngi ci yoonaan. waaw mën nañ ko kalaame nañ ko le président Macky Sall waaye le président Macky Sall xam na kan moo nekk ci commune Diama xam na ne fii le leader la primitive di nekk au sommet c'est monsieur le maire El Hadj Omar Sow. ñeneen si nekk ce sont que des dérivés. dérivé nag buy wax moom da nga koy bàyyi rek. mais des éléments de la base non foofu amoon gis nga fa leader. léegi ko mën la kenn laa fa gis entre parenthèse mu nekk benn leader te ce n'est pas un politicien. c'est un grand frère Mbaye Diop kooku laa fa gis moo fay entre parenthèse un leader. avec tous ces grands hommes qui sont là-bas ay Djibi Mbaye ay vieux Aline Mbodj. ay madame Soxna Mbodj. ay Pape Makhtar Diop ay Mamadou Diouf Thioye. ñooñu duñu dara parce que ñooñu élection nga leen di dégg su ma jëlee comme exemple ku mel ne Djibi Mbaye je le respecte beaucoup c'est un père mais bi askan bi nekk je prends l'exemple bi ñu nekk ci Covid 19 bi kenn gisu ko ci zone bi boo demal Mbodiène gi mu dëkk danaan la ko kenn du ko gis balaa ñu koy gis rek moom mooy élection ñëw na mu ñëw taxaw voté leen doo am dara léegi li may wax rek jeunesse bi dañoo yeewu te xam nañu kan moo mën a gérer gox bi bu fekkee da ngay nekk ci àll bi Tambambalu ba mu neex la nga ñëw ni jox leen mu gox mais nit ñi duñ la faale parce que nit ñi fa la ñuy soxla njiit moom mooy nga nekk ci bànneex mu taxawu la nga nekk ci yàlla tere ci naqar mu ñëw assisté la nekk ak yow nekk ci gox bi waaye doo nekk ci àll ba élection jege sax nga ñëw bëgg a taxaw. mais ñoom dafa mel ne seen démarche dal na xel parce que su fekkente ne ni ko mag ñi di waxee su fekkente ne mbooloo am na lépp lu war xam-xam ma nga fa mag ma nga fa ndaw ma nga fa jigéen ma nga fa te yooyu kenn du natable nii vraiment bu dee xam-xam am nañ ko ay tête ñoo fa nekk parce que yaa ko waxal sa bopp Mbaye Diop Djibi Mbaye Pape Makhtar Diop Marie Caroline Soxna Mbodj ñooñu voilà c'est pas n'importe qui Mamadou Diouf mi nga xamante ne moom it il a l'expérience vraiment des mouvements associatifs Mamadou Diop sa grand frère je pense que ni loolu war na leen tiital nag Ibrahima. non ñooñu loolu duñu tiital ñoom yëpp loolu man dama jàpp ne ay luy romb la rek comme ngelaw luy romb. man la ko jàpp comme ngelaw luy romb rek. ngelaw luy romb li daaneeloon na PDS 2012 de. man la ngelaw luy romb la man maa la ko wax ñooñu li ma ci gis li ma la wax sànq rek am na si ñoo xamante ni bruit rek la ñuy def pour ñu ñëw ni leen bisimilah dugg si leen. te wax naa comme ni ma wax rek ubbi nañ leen seen ay bunt bu ñu bëggee ñëw ndax bu fekkoon seen rassemblement li ñuy woote dëgg la dañu am coalition mais daañu am par exemple un candidat mais jusqu'à présent dañu jouer le jeu amuñu candidat dañuy naxante ñoom seen biir man maa la ko wax te nañu dem ba ci kanam buñu demee ba ci kanam li ma la wax ni daal ni Ibrahima Diop waxoon na ko dañuy naxante seen biir te ku nekk da nga bëgg ñu dégg la da nga bëgg jiitu benn leader kese laa fa xam ñi ngay wax leader benn leader en parenthèse ce n'est pas un politicien. waaw mais naka lay nekkee leader te du homme politique non mais est-ce que du Mbaye Diop da nga ko am kersa rek peut-être avec comme li nga wax léegi l'aspect familial parce que tamit su nekkoon un vrai leader comme ni nga koy waxee ni nga koy xaaree il ne serait pas voilà déchargé de ses fonctions. non Mbaye Diop dama ko respecté parce que xëy na ci gox bi la dëkk responsable la mais
leader la waaye bu dee si wàllu politique damay jàpp ni cuune la. politique cuune la ci parce que da ci dooree dugg. xamu ci dara ay boo yu ndaw ñoo koy conduire tekk ñu koy jël. mu ni léegi damay politique li ma dugg ci politique voilà patati patata. gisagul yoon bi nag. yoon bi lan la moom mooy ñëwal nga topp ci ginnaaw gaynde gi nga xamante ni moom la président Macky Sall teg ci commune Diama. bu fekkee dafa am leneen dafa am loo bëgg. mais ñi ngay àndal ñi dañ lay nax rek. xamagoo nag équipe groupe boobu nu mu demee mais ay naxe mbaay rek ñoo fa nekk. li may wax rek mooy comme ni ko sama benn sëriñ bu dëkk Canaba bi ni mu koy waxee. dafa ni kiy liggéey ak kiy wër di wax mën ñoo yem. ñun nag dañuy liggéey mais ñoom dañuy wër di wax nañ leen bàyyi ñuy wax rek. nañ leen bàyyi ñuy wax rek ñun liggéey la ñu gëm moom la ñu def te ñu ngi toog ci suñu ginnaaw maire El Hadj Omar Sow di ko jàppale ci liggéey. te ñëpp xam na ni vraiment li mu def fii waxuma sax ci commune Diama. ci Waalo ak partout dans le Sénégal. kooku le président de la République Macky Sall moom moo ko prouvé. wax ni vraiment le maire El Hadj Omar Sow était bu leen fàttali c'est au conseil des collectivités territoriales. kon moom ndombal tànk yi nga xamante ni moom la yor dafa am solo waxuma la sax ci commune Diama waa commune Diama kay laay wax ñoom ñoo xamul lu ñu yor. voilà monsieur Diop waxtaan wi daanaka mi ngi waaj a jeex monsieur le maire El Hadj Omar Sow mi nga xamante ni mooy sa mentor yaa ngi koy wax boobu ba léegi mi ngi laaj la commune de Diama yéen a ngi ci ginnaawam lan ngeen nam mu def. waaw li ñu bëgg moom mooy ci commune Diama. ndax tey yaakaar naa ni dañuy ñëw rek pour mottali. parce que ñu ngi def te dañuy continuer di def. day continuer di def mais dañuy liggéey fexe ba commune Diama gën ci commune yi. fexe ba dans la région de Saint-Louis wala dans le département Dagana ñu am ci commune boo xamante ni moo gën ci commune yi ba suñu ndaw yi ba ñëpp comme ni ñu koy defee nii ndax yaa ngi gis ñeneen ñu ngi jógee ci yeneen commune ñëw ci commune Diama di liggéey. kon loolu déjà c'est quelque chose. te dañu bëgg loolu gën a jëm kanam. ñu jàppale suñu maire comme confiance bi ko askan bi jox ba ñu gën a liggéey commune Diama. loolu moom mooy suñu souhait. te tamit di ubbi ñëpp bunt voilà di wax ni ñëpp ngeen ñëw liggéey. parce que fii bu ñu naxante fii liggéey rek moo fi nekk. ñun ñëpp tey bu ñu duggee ci politique dañu xam par exemple njëriñ bi mu am. te bul seetaan bul nekk bàyyi rek nit ñi di la jiite nga taxaw di critique li ci am solo moom mooy ñëwal nga jàpp ci liggéey bi comme ñun nuñ ko defee nga xam kan mooy le maire waaye bul taxaw ne rek le maire ngay dégg gars yi di wax rek comme les soi-disant nuñ koy waxee dañuy wax rek te vraiment xamuñu lu ne ci biir kon ñëw leen ngeen liggéey ngeen ñëw jàpp seen commune jàpp seen gox bokk ci gox bi bokk ci ñuy liggéey gox bi. mbaa bu ñu leen joxaatee confiance mbaa na fas yéene ngeen joyantiwaat jafe-jafe yi am ci wàllu suuf si ndax liñ leen si ŋawtee dafa bari ah. waaw wàllu suuf si moom nekk na loo xamante ni dafa nekk lu complexe. te ñi ciy wax dama leen di wax toujours balaa ngeen ci wax ngeen gëstu li ngeen di wax. te aussi ngeen di xam li ngeen di wax. ngeen xam li ngeen di wax parce que bu nee tey bu ma jëlee exemple comme multinationale yi parce que bu nee suuf si. ñi naan maire day jaay suuf maire du jaay suuf équipe municipale bi moom mooy délibéré suuf bi mais du c'est pas le maire moom mooy jaay suuf kon loolu damay wax ni nit ñi nañuy gëstuwaat léegi jéem a xam parce que am na ñoo xam dañuy wax da ngay xam ne ñii dañu xamul te bu ñu jëlee par exemple des milliers d'hectares jox ko ay multinationales ñu nekk ci gox bi suñu ay ndaw di ci jariñu kon loolu déjà lu am solo la kon je prends toujours l'exemple de SCL. te aussi SCL nag war na fay publicité de parce que sànq ma léegi yaa ngi koy tudd war na fay publicité nag. SCL moom war na fay publicité. waaw kay SCL war na gis Omar Diagne. voilà waaw ndax dafa nekk entreprise boo xam toujours dama si jël exemple parce que aussi dafa moom kese neew fi am na bon la Solvit est là Sokaas mi ngi fi série bu Birane Boy aussi mi ngi fi à côté mais je prends l'exemple de la SCL parce que moom moo fi njëkk installé wu fii ci commune bi. ba pare dafi liggéey bu mucc ayib waxuma ñeneen ñi liggéeyuñu waaye moom liggéey dafi liggéey bu mucc ayib voilà ak même Bass Ndiargay aussi est là qui est opérateur économique waaw Taïf moom it mi ngi fi voilà di liggéey aussi liggéey bu am solo ñoom ñëpp ñu ngi rafetlu seen ni ñu nekkee ci gox bi ak ni ñuy jàppale suñu ndaw parce que loolu moom mooy avantage yu commune loolu moom mooy dindi chômage ci gox te ñun loolu dañ ko soxla moo tax souvent dama koy wax dégg naa barke démb ñu ngi wax ci zone Niassène bi ñu ngi naan côté les milliers d'hectares yoo xam ne maire délibéré na ko foofu am na ñoo xam ne ñu ngi wax xamuñu sax lu xew foofu voilà ñu ngi wax ay goñoog ay ñambaar
Niamar te xamuñu sax ni gox yooyu bokkuñu sax ci commune Diama. voilà loolu dafa nekk lu am solo ñun dafa nekk ay zones yoo xam dañ ko maîtriser. ñun dañuy dem fépp xam la fa xew. te bu nee tey maire dafay jël benn multinational implanté ko foofu kooku c'est pour mu dimbali waa gox boobu parce que ku xam zone Niassène xam na ni zone bu enclavé la. soxla nañu ay tali. soxla nañu courant soxla nañu leen te loolu multinational yi ñu ngi apporter quelque chose. te loolu maire xam na luy njëriñu multinational yemul sax ci xëyu ndaw yi mais day indi désenclavement foofu noonu désenclavement boo xam te ne par exemple tey ku bëgg am accès foofu daa fa am accès lépp ñoom lañu soxla muy école mi leneen ak leneen entreprise dañ koy def comme ni koy SCL di ko def. macha allah jërëjëf Ibrahima waxtaan wi neex na am na solo wax nga ñu maire taxawaayam lan la bëgg lan moo tax mu demandé sa candidature exposé nga ko tey ñu bàyyi la rek nga joxe sa message. waaw lu may wax mooy askanu commune Diama ngeen xàmmee te ngeen am nopp di dégg di mën a segg ay wax di xam li nit ñi di wax ak di xam kan mooy seen njiit ak di xam commune nan lay doxee. commune nan lay doxee mooy maanaam ki ko mën a doxal kooku mooy kan surtout je prends l'exemple de El Hadj Omar Sow ñun dañu nekk ci commune boo xamante ni commune bu doy waar la te cuune mënu ko diriger loolu fa ngeen xam ko cuune mënu ko diriger te El Hadj Omar lu mu ci mën naa ni ñeneen ñi mënuñu sax les un chantier waaw kon nañ ko bokkandoo jàppale ñu ngi woo ñëpp ci la coalition du maire ñu ñëw jàppale maire dooleel ko ba commune Diama dem ci kanam. jërëjëf mbokk yi ñu doon teewlu ci wàllu digital news émission boobu la woon leader du futur ñu amoon mbégte doon ci dalal Pape Ibrahima Diop mi nga xamante ne moom professeur la comme ni ma ko waxee léegi di jàngale ci lycée bu Ross Béthio bokk ci parti bi nga xamante ni moom moo di Alliance pour la République fi nga xamante ni moom moo di ci commune bu Diama boote ci ginnaaw maire bi El Hadj Omar Sow waaye nag nekk coordonnateur ci li nga xamante ni moom moo di taxawu Diama au niveau de la zone de Tàkk-Gagne ñu amoon mbégte doon ko dalal kon nii la ñu joxante rendez-vous beneen jamono beneen numéro beneen invité